Preview. asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen ñu daal di safoo ba di fi taataane xabaar yi sa suude semaine bu daal di jot nag dañ fi daal di teew ak yéen jukki leen li fi gën a fës ci xabaar yi bokk na ci tiis yu nga xam ne nag moo dal ci àdduna wërngal këpp bokk na ci ki nga xam ne nag mooy reine Elisabeth moom nag dafa daal di ñàkk bakkanam gannaaw bu mu amee juróom-ñeent fukki at ak juróom-benn mu nekk tiis boo xam ne dafa daal di dal ci àdduna wërngal këpp ba ku nekk sax yaa ngi koy daal di jaale sa morom. danay wax tamit ci génn àdduna ak imam Alioune Badara Ndao ci fàttali nag moom dafa nekkoon koo xam ne dañ ko jiiñoon wàllum terrorisme moom nag ci fan yu daal di génn ci la daal di woppoon sax ba ñu yóbbu ko l'hôpital mais dafa sax daal di mucc nag bakkanam li nga xam ne nag mooy au conseil bu collectivité territoriale bi le au conseil ak dellu seem ak li nga xam ne nag moom lañ doon daal di voté ngir boole conseil ndax dellu seem am na njariñ nga xam ne nag mooy analyste politique Modou Sy Albert dana ci daal di addu mënd mi nag ci jamono ji ku ne xam ne ci diwaanu Ndakaaru wala sax ci diwaanu Sénégal wërngal këpp mënd mi nag daf leen daal di sonal ba tax nag ki nga xam ne nag mooy ministre de l'Intérieur ak Macky Sall ñoom nag ñi ngi daal di wane seen ko jàppale ak askan wi jiitu réew Macky Sall sax war na sax daal di dem ca diwaan bu Touba ngir màggal ak Touba màggalu Xaadimul Moustapha gi ñu war a daal di waajal amal ngeen jégal ma ci fukki fan ak juróom ci weeru septembre li nga xam ne nag mooy ubbiteeg école gi ci jamono ji élèves yu ci bari nag dañoo daal di tëj seen i ay kaye ndax waajur yi ñu ngi daal di ñaax gune yi ndax ñu daal di nafara loolee tamit danañ ci wax ñi nga xam ne nag dañoo daal di impacté wu ci terre bi travaux BRT ñoom tamit seen naqar dañ koo daal di jukki di wane li leen métti di wax état bi ngir mu daal di leen ndàmpaay xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képpi bi la jotaay léegi ñu daal di yaatal. ñu nuyu waat leen beneen yoon xabaar yi comme niñ leen ko daal di jundee woon rek ci bopp xabaar yi li nga xam ne nag moo dal ci àdduna wërngal këpp mooy reine Elisabeth II moom mi nga xam ne rek dafa daal di ñàkk bakkanam gannaaw bu mu amee juróom-ñeent fukki at ak juróom-benn moom mile nag mu nekk ki nga xam ne mooy ñaareelu monarque bi gën a yàgg ci booleb trône moom nag kan mooy reine Elisabeth parcours am ñu daal di ci ànd ak sunu naataango. ki nga xam ne nag mooy reine Elisabeth moom mi ngi juddu ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril 1926 foole ci dëkk bu ñuy wax Mayfair moom mi de nag mi ngi génn àddina ndiki démb juróom-ñetti fan ci weeru septembre 2022 ci Château Balmoral moom mi de nag moo nekk reine bu Royaume-Uni Grande-Bretagne Irlande du Nord ak yeneeni royaume yu Commonwealth ci juróom-benni fan ci weeru février 1952 ba ni mi génnee àdduna moom mi ne sax boo demee ci dëkk yi nga xam ne mooy monde francophone moom nag dañ ko daal di désigné woon ñu ci bari moo ne moom moo nekk reine d'Angleterre moom nag mooy ñetteelu reine boo xam ne moom moo daal di jël boole trône gannaaw boo xam ne ki nga xam ne mooy nijaayam moo ko daal di nekkoon ak ki nga xam ne mooy papam ci atum nag 1936 ki nga xam ne nag mooy nijaayam moo nekkoon roi waaye nag moom ay weer rek la fa daal di def après mu daal di abdiquer maanaam bàyyi gannaaw bu mu bàyyee nag ci trône boole mi ngi ci daal di bàyyi woon ki nga xam ne mooy frère cadem princesse Elisabeth moom nag bi mu amee fukki at ci la daal di donnu li nga xam ne nag mooy couronne britannique bi moom mi le nag ci ñaar fukki fan ci weeru novembre 1947 ci la daal di sëy maanaam ki ko takk borom këram di woyu ci turu ki nga xam ne mooy Philippe Mountbatten moom nag moo nekkoon prince bu Grèce fële ci Danemark ñoom nag ñu daal di sax am lu ci tolloog ñeenti bant Charles Andrew ak Edward moom nag di reine Elisabeth moom nag mi ngi daal di nekkoon reine accédé ci trône bi ci juróom-benni fan ci weeru février 1952 bi mu amee ñaar fukki at ak juróom gannaaw boo xamante ni nag nga xam ne mooy Charles VI daal dina génn àdduna couronnement bi nag ni nga ko mën a daal di xayma ci ñaari fan ci weeru juin 1953
moom nag bi mu ko daal di nekkee moom nag bi mu jëlee trône bi ci ñaari fan ci weeru juin 1953 moom nag mooy bi la yoon bu njëkk buñ ko daal di amale ci télévision bi ci atum nag 1956 ba 2021 ñoom nag dañoo daal di gis ne li nga xam ne nag mooy li mu daal di woon jiite ci yenn ci territoire yi dafa daal di wàññeeku li ko waroon nag mooy yenn ci ay royaume dañoo daal di nekk république moom nag reine Elisabeth mi ngi daal di ñàkk bakkanam ci juróom-ñetti fan ci weeru septembre 2022 ci juróom-ñeent fukki at ak juróom-benn moom nag ki nga xam ne nag moo ko war a daal di remplacer ci bile trône mi ngi wuyoo ci Charles III di nekk doomam. jërëjëf ci leeral yi nga xam ne Time for Africa TV daal dina amal li nga xam ne mooy portrait reine Elisabeth II ci loolu sax la ñuy daal di descendre moom nag ab liggéeyam ak action yu rafet yi nga xam ne doon na ko def ci àdduna tax na tamit Sénégal yi ñoom daal di addu ci wax kan mooy reine Elisabeth li impressionné ci moom ñu déglu ko ak micro trottoir bi. comme ni ko Sénégalais yëpp gisee noonu laa ko gisee xam nañ ne mu ngi jël trône bi en 1952 def na fa 70 ans de règne nekk na fi nekkin bu rafet boo xamante ne fa dëgg yàlla durant les 70 ans yi nga xam def na ko au sommet de la trône amul benn yoon boo xamante ne mës nañ fa dégg la reine Elisabeth II mu def ko loo xamante ne safaan bi la donc je pense que loolu rek vraiment marque de grandeur la mais de dignité mais surtout de loyauté envers peut-être son peuple bi nga xamante ne nekk na seen reine donc pour les Africains wax fa dëgg yàlla mënuma ci prononcer bu bari ndax gisuma wala ma dégg benn yoon loo xam def nañ ko au niveau de l'Afrique mais en tout cas sur le plan comportemental mën nañ jàpp ne jigéen bu amoon valeur la jigéen bu amoon dignité la woon mais jigéen boo dul woon dégg ci ay frasque la waaw kilifa la woon daal. mën a wax man xawma ko bu baax. wala France Angleterre waa ñëpp di ko tàgg ñu ne moom ku baax la man xawma ci dara. waaw la foog de. nit ñi di ko tàgg te que liggéeyam moo rafet mais waa nit la ci sama gis-gis nit comme ñun la rek moom def naa lu mu war a def lu mu waroon def léegi génn na àdduna. La reine d'Angleterre, bon, je la connais, mais pas trop. J'entends parler d'elle, mais je la connais pas à 100%, voilà. Je la connais pas à 100%, mais j'entends parler d'elle. Parce que hier même, j'ai entendu, selon les informations qu'elle a rendues là, voilà. Et elle était reine, je sais pas, depuis 1926, je sais pas trop, voilà. Donc, et elle a assisté à plusieurs événements. Moi, ce que j'aime en elle, c'est que c'est son humilité, voilà, son esprit et sa capacité à supporter certaines choses, quoi. C'est ce qui m'impressionne en elle, quoi, voilà, en fait. Sénégal yi ngeen doon teewlu noonu ci micro-trottoir bi ñu def ci reine Elisabeth moom nag gannaaw bu mu daal di génne àdduna sax ki nga xam ne mooy taawam di Charles III moom moo koy daal di wuute ca boole trône kan mooy Charles III ñu andi du déglu di ngeen jéggal ma leeral yi ak Lenda Mbaye. booloo abeya ca Westminster ñoom prévoir nañu couronnement wu roi Charles III ba noppi waaye kii di roi Charles III dina xaar fii ak ay weer mën a sol lii di couronam bi ni ko yaayam defee woon balay moom. ki di roi Charles III dina jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi yu télévision britannique tey ci aljuma bi juróom-ñeenti fan ci weeru sàttumbar ngir def déclaration bu njëkk. roi Charles III moom nekk souverain bi gën a màgget bu doonu couronne ci ba mu amee atu 73 ans lay door di toog ci nguuru Angleterre. reine Elisabeth génn na àddina démb soppeeku lañu seetlu tey ci aljuma ji juróom-ñeenti fan ci weeru sàttumbar ci tribunaux britannique yi. bu ñu fàttalikoo Charles III suba ci samedi bi la nar a doon couronne bi officiellement ba mu jëlee décision téye turam nag kii li le roi Charles III moo ngi dégg ay gaaf yu bare ci turam boobee ñaari turandoom bi ya toogoon ca bopp nguur ga balaa moom ñoom amoon nañ fa ay fortune bu baax a baax waaye tamit seen nguur amoon na jafe-jafe lool. kii di Charles Ier moom dañ kaa exécuté woon ca 17e siècle kii di Charles II moom dafa na balaa mu doon ñëwaat ngir jëlaat lii di palaasam ci nguur gi. ministre bu affaires étrangères di Aïssata Tall Sall moom nag gannaaw sax bu mu daal di yëgee li nga xam ne nag mooy tiisu mag wi daal di dal ci àdduna muy génn ko àdduna bu reine Elisabeth II moom nag daal dina biral ak njaalam ñu daal di déglu ki nga xam ne mooy ministre des affaires étrangères. Je voudrais
ginnaaw décès bi nga xam ne askan Angleterre ñuy koy dund maa ñi leen di ñaan benn minute de silence balaa ñu continuer suñu naataango. maa ñi leen di gërëm ak président Macky Sall ñu ñaan waa Angleterre yàlla nag yàlla yërëm. Reine Elisabeth dafa nekkoon jigéen koo xamante ne fépp si àdduna ko xam. Exceptionnel d'abord. gannaaw génn ak àdduna bu Reine Elisabeth dañuy wax tamit fii ci diwaanu Sénégal mu nekkoon imam nekk nitu diine goo xam ne ràññee woon na lool muy imam Alioune Badara Ndao moom nag ci fàttali sax dañ koo daal di tuumaaloon li nga xam ne mooy wàllum terrorisme moom nag gannaaw bu mu amee ab opp ba dem ca l'hôpital dafa sax mujj ñàkk bakkanam ci semaine bi ñu daal di déglu Sénégal yi lan lañ fàttaliku ci li nga xam ne mooy imam Alioune Badara Ndao. bu génnee àdduna loolu lañ koy wax yal na yàlla teeru ko yërëm ko ba fa mu jëm mu dàqal ko fi mu jógee imam Alioune Badara Ndao nekkoon na koo xam ni défenseur de l'islam la woon la preuve jiit nañ ko lu ne ci réew mi dama nañ ba naan lii la mbaa lee la fekk l'islam képp loon défendre ba demee ci idéem li muy waxee xam ni kii l'islam rek ko ñor loolu l'islam bugg ko woon dee nag mbiru yàlla bu egsi egsi na loolu rek la bu kenn jàpp ne kenn mën na ko rey ku loolu yàlla sunu borom yàlla mooy aar mooy wattu warul woon dem kenn mënu ko fee jëlee ñu ngi koy jaale ay bokkam di ko jaale l'islam gépp di ñaan na cause bi mu doon défendre képp ku mel na moom na nga jaar ci tànk yooyu parce que bañkat la woon loolu l'islam bëgg ko woon loolu l'islam bëggul lii daal mooy li nga xam ne kàddu yi mënoon naa ko wax te ñaan yàlla yërëm ko ci àjjana ñu gën a kaw nañ ko fa yóbbu ci kàttan yàlla. parce que imam Ndao man maa ngi doog a dégg information bi nii gisoon naa ay information ñu naan ñu ngi collecté ay fonds pour jëm ko jàppale ci feebar bi mais vraiment métti na trop di jaale musulman yi nekk ci Sénégal yëpp surtout jullit yi ak population sénégalaise yëpp di xam ne di yëgul ne koo xam ne la woon wax dëgg yàlla amoon na taxawaay ci l'islam ak surtout fële mu nekkoon ci Saloum. ñu wax ci leneen muy li nga xam ne mooy président bu Pologne Andrzej Duda moom nag ci alxames bi ñu daal di génn moom nag daal di daje ak njiitu réew mi Macky Sall foole ca palais ñaaru président yi sax daal di nañ waxtaan ci nees la ñuy def ba gën a ñoŋal li nga xam ne mooy coopération bi dox ci diggante Pologne ak Sénégal njiitu réew mi Macky Sall sax daal dina biral li nga xam ne mooy engagement am ñu daal di déglu njiitu réew mi Macky Sall. Messieurs les journalistes, je viens de tey jii waxtaan ak suñu gan mooy président Pologne bi Andrzej Duda ci wàllu visite de coopération kon président Andrzej Duda welcome ci Teranga seen visite bi tey ñuy koy rafetlu bu baax maa ngi fàttali itam bi ma demoon Pologne octobre 2016 Sénégal ak Pologne ay partenaires lañu vraiment seen liggéey seen recherche scientifique seen innovation ngir développement mondial bi ñëpp gis nañ ko. njiitu réew mi Macky Sall ngeen doon daal di teewlu loolee ñu wax ci parti socialiste am na ñenn ñoo xam ne ci ñoom nag jamono di danoo am frustration maanaam danoo meex ba daal di futtu nag li ko waral mooy li ñu naqarlu mooy lii di seen parti bi seey bi mu seey ci biit APR loolee leen naqari ñoom ñu daal di gis ne lu nu mel nag trahison la ñu daal di teewlu ki wax ci seen kaddu di Abdoulaye Gallo Diawo. marginalisation bi dafa doy. ñàkk orma bi dafa doy ñàkk yëg-yëg bi dafa doy ndax ñun mënuñu ci élection locale yi passé suñu secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye toog ak le président de la République toog ak Moustapha Diop ñu tënk ne parti socialiste de war na am fanweeri ak ñett investi ci élection locale yi ci commune bu Louga ñu dellu Louga ci réunion Benno Bokk Yaakaar
ñu fàttaliku Moustapha Diop maire de Louga que yow de jëlanu nga engagement ci kanamu président de la République que ci élection locale yi parti socialiste dina am fanweer ak ñett ci liste yi maanaam proportionnel ak majoritaire Moustapha Diop ne man de gor laa deretu gor mooy daw suma yaram ñu dem bay déposer liste ya ñu ne ko monsieur le maire am na lu ñu fasante woon devant le président Macky Sall mu ne man damaa judd gor laay dee deretu gor mooy daw suma yaram ñu jël 33 dossiers jébbal ko mais ba ñu demee ba ca publication ba ñetti investi la parti socialiste am waa léegi socialiste Louga yi nag ñoom dañuy voter contre coalition Benno Bokk Yaakaar parce que lii haute trahison la parce que lii complot la ci la présidente Aminata Mbengue Ndiaye ne kon dee loolu naree am tee ñoo ànd ak Moustapha ak Mamour Diallo parce que baatu Mamour Diallo voix wu Mamour Diallo voix wu Macky Sall la. Conseil des collectivités territoriales fukki liste ak ñaar moo ci daal di amoon ci buñ doon fal li nga xam ne mooy juróom ñett fukki membre yi nga xam ne ñoo war a bokk foole ca au conseil bu collectivité territoriale juróom ñaar fukk yi nga xamante ni nag moo war a bokk foole ñu wala ni koy désigné mooy président de la république Macky Sall ñu daal di gis sax ne Benno Bokk Yaakaar ñoom nag ñoo daal di jël raw gàddu gi ci ñeent fukk ak ñeenti département yi nekk ci ñeent fukk ak juróom benn loole sax ñi ngi daal di gis ne lu ci tollook juróom ñaar fukk ak juróom ñetti siège ci juróom ñetti fukk yoo xam ne pouvoir bi ñoo ko daal di jël Dakar ñoom dañoo daal di gis ne lu ci tollook ñetti bureau de vote la daal di amoon total bi yëpp ñu ngi ko xayma ci junne ak ñaari téeméer ak fanweer inscrit ñoo xam ne dañoo daal di bind woon ci bureau de vote au centre Douta Seck coalition Benno Bokk Yaakaar ñu daal di gis ne moom daal moo daal raafale lépp ci lu ci tollook ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom benn ci ay voix. élection bu au conseil collectivité territoriale ci la ñuy desandi ba tey dimanche bi ñu daal di génn coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo daal di raafale lépp ni nga xam ne nag ñooy seen ay adversaire Mountaga Sall moom ñu gis ne ñoom coalition Benno Bokk Yaakaar ak résultat yi nga xam ne daal di nañ ko am ci séance électorale bi ñoom kontaan nañ ci loolu ñu daal di déglu ak addu yi nga xam ne daal dina ko jibal de fierté et beaucoup de choses dans mon cœur parce que je n'arrive même pas à me l'exprimer parce que c'est depuis 88 que je suis dans la politique avec le feu Bara Diouf du Parti Socialiste. Je viens d'avoir mes 52 ans, c'est avec beaucoup de fierté et surtout remercier le président de la République, remercier M. Alioune Ndoye qui m'a choisi parmi tant d'autres personnes. J'espère qu'on sera à la hauteur. Les critiques des gens qui étaient là en 2017, ils étaient là avec nous, ils ont voté. Ils sont pu profiter du truc. S'ils ont décidé de boycotter, peut-être ils ont leur raison. Mais nous ne sommes pas dans cette optique, nous, actuellement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal. C'est de gérer les collectivités territoriales que le président nous a confiées pour améliorer. Et on a vu qu'actuellement, les mairies et les communes, sans les communes, il n'y a pas un enjeu pour le Sénégal. Et parce que la population dépend de nous, la population vient vers nous pour régler le problème. Donc cette collectivité au Conseil des collectivités territoriales, c'est une nécessité pour le peuple sénégalais. C'est pas la première fois. On l'a vu qu'en 2017 sur l'Assemblée nationale. Donc sur les collectivités, les gens qui étaient là et qui se retirent, c'est pas une première pour le Sénégal. Nous allons faire notre mieux. Hein. Nous sommes là pour le Sénégal. On va travailler pour les Sénégalais. Au conseil bu collectivité territoriale bi ñu doon amal vote bi nag maire bu Wakhinam Nimzatt moom nag li mu daal di biral mooy ne Sénat bi mu njiitu réew mi Macky Sall mën na ko sax daal di indiwaat gannaaw boo xam ne dañ ko daal di supprimé woon ci atum 2012 ndax loole lu jàmp la priorité am déet ñu daal di déglu tontu li ak nga xam ne mooy analyste politique bii di Mamadou Sy Albert. fi mu nekk nii ñu ngi waxaat waxu Sénat yàgg débat boobu moom mu ngi xaw a yàgg amoon Sénégal masoon na am Sénat bi ñu dindi ko donc débat bi xëy na lu baax la wante de gisuma tey ji luy waral nit ñi di waxtaan ci Sénat fekk jubóowuñ pour pouvoir président de la République tey ji président de la République moo yore nguur yëpp
muy exécutif législatif parlementaire am na ñu ci àndu am na ñi nga xam ne d'accord wuñ ci soo gisee aussi assemblée ni mu taxawee tey jii nit ñi amul déggoo diggante pouvoir ak opposition ci du contexte boobu nag soo buggee indi waxu Sénat da nga yokk coow rek et institution du mel ni Sénat wala assemblée waruñu toog rek ne président bugg na dina ko def loolu du institution dafa am ci démocratie pouvoir opposition société civile ñoo war a toog waxtaan bu ñu juboo ci li nga xam ne lii mooy institution kenn mënul ñëwaat ci gannaaw loolu dindi ko loolu dañu war a bañ institution yi ñu nekk faible wala ñu nekk ci instabilité loolu moo tax man ci sama yaakaar nit ñi dañu war a gën a dal xool fi ñu jëm naka la ñu waxtaanee fii ak 2024 pour xool institution Sénégal naka la war a tëdde muy assemblée bi muy Sénat bi muy au conseil collectivité territorial boo gisee au conseil territorial tey ji opposition bokk ci élection yi dinañ ko taxawaat wante 2024 beneen président bu ñëwee mën na ko dindi opposition bi nee na sax de bu ñu faloo ñoom 2024 dinañ supprimer au conseil. ñu wax ci fidèle Mouride maanaam taalibe Mouride daanaka at bu yàlla sàkk ñoom nag dañuy daal di profité wu ngir màggal li nga xam ne mooy safar nag mu nekk ab jamono boo xam ne mbégte lay doon ci bépp taalibe Mouride loolu tax ñu daal di dem ci seeti nga xam ne mooy Amdi moom da doon fête safar mbégte ak contentement la ci am moo tax mu daal di def ay bernde ngir jagleel ko jaami yàlla yi ñu daal di déglu reportage bi nga xamante ni defal nañu ko ci safar bi. safar nag bokk na ci événement yi nga xam ne yu gën a màgg ci yoonu murit saa su ne nag bu daal di ñëwee am nañu ci bari ñoo xam ne ci ay taalibe dañuy daal profité ngir di ko màggal bokk na ci ki nga xamante ni nag mooy Amdi moom nag mu am mbégte ak contentement di célébrer bi li bés. jërëjëfaat Serigne Saliou ñu ñaan Serigne Béthio suñu yaakaar tey ak ëllëg yal nañu ko Serigne Saliou fayam yal na yërmande gën a sotti suñu kaw waaw di sant bu baax waaw lépp suñu dimbalu Serigne bi ak kattanam ndax jàmbaar amul suñu dimbale rek am waaw te Serigne bi dogal na sax anañ def ko ta saa buñ ko defee moo ñu siy fekk si kattanam ak yërmandeem ci célébration bi nga xam ne nag da koy daal di sax màggal bi li bés kii tamit nekk ab murit moom tamit dafa ñëw daal di assister bés bi moom tamit da cee kontaan lool gis ne safar daal dafa nekk loo xam ni ngëneel kese la. waaw safar nag nekk na loo xamante ni lu ama am solo la ci yoonu murit parce que tamit nekk na loo xamante ne nii lu ama am solo la ci màggal gi ñuy waajal incha allahu rabbi donc xam naa ne daal safar lu ama am solo la neex na trop sant yàlla bu baax di ci sant Serigne Touba nag bu baax a baax ci safar gi kontaan ci bu baax a baax nag sama gars yi di leen ci bëgg nag bu yaatoo yaatu. ni nga xam ne nag ñooy jigéen ñi tamit kenn demul ñu daal di des ku ci mel ni yaay Fall bi moom mi de dafa gis ne li nga xam ne nag mooy safar dafay nekk benn moment bu am solo ci ñoom dana tax ñu gën a fàttaliku yoon bii di yoonu murit. dund bi yëpp safar moom safaru mbégte la te tey ñu ngi ci mbégte gi daal mbégte safar gi di ko wàcc tamit di xaar 18 safar ñu fekkee ko jàmm ak salam ak tal safar gi moom macha allah ñëpp kontaan daal safar daal mbégte la yëfi sëñ Touba la ñëpp ci bég waaw ñëpp fi jullit la daal ñëpp ci bég macha allah ndax sëñ Touba dana ne bernde sant leen ma borom bi ñu bernde ba bisu 18 safar kon nag da ciy gën a jëlee ndam ak jëm ci kanam rek ci barke Cheikhul Khadim day jëm ci kanam rek du ci mës a jëlee loo xam ne lu muy réccu la te kanam rek day jëm incha allah. gannaaw boo xamee ne nag safar mi ngi daal di am ci jamono di safar nag bu daal di passé ñu ci bari ci murit yi nag ñi ngi waajal màggal bu mag gi muy màggalu Xaadimul Rasuulu loolee nag ñu ngi ko jàpp sax ci fukki fan ak juróom bi ci weeru septembre. njiitu réew mi Macky Sall moom sax nag ñu ngi koy xaarandi fële ca Touba dëkk bu sell bi moom nag war na fa sax ànd ak ki nga xam ne mooy soxnaan di Marème Faye Sall ci capitale bu mouridisme njiitu réew Macky Sall war fa dal di daje ak ki nga xam ne mooy xalifa général de Mouride loole sax ni nga ko dal di jàppoon ni ki sax démb juróom-ñetti fan ci weeru septembre 2022 njiitu réew mi Macky Sall war a dal di jotaayu ak xalifa général de Mouride magal gi sax nag ñu ngi ko dal di jàpp ci fukki fan ak juróom ci weeru septembre bii di ñëw ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre ñaareelu commission bu juróom ñaar fukkeelu ak ñeenti session bu assemblée générale bu Nations Unies ñoom
ci lañ dal di adopté woon li nga xam ne nag mooy journée internationale bu air pur maanaam noyyi air pur nag dafa nekk loo xam ne dafa jafe lool ci àdduna daanaka dëkk yu bari sax ñi ngi am yoole jafe-jafe li ko waral nag mooy pollution ñu daal di déglu leexal yi ak Ndiémé Niang. pollution atmosphérique bi nag ak li nga xam ne mooy changement climatique yi dafa nekk loo xam ne daa am ay jeexintal ci sunu environnement loolu sax nag daa dem ba jur ci àdduna bi ñàkkum air pur ni ki tey sax ñuy màggal ci àdduna bi yépp journée mondiale bu air pur seetlu gi nag ci sunu dundin daa jafe lool ngir am wala sax di noyyi air pur li ko waral nag mooy pollution bi ak ñàkk sàmmonte ak li tax ñu mën a am environnement bu jàkk moo ko waral lii yëpp nag li si pexe mooy nees la ñuy def ba gën a amal ay sensibilisation yoo xam ne dina tax ñu mën a moytu lépp luy yàq suñu environnement. ci loolee sax la ñuy daal di desandi mooy journée internationale bu air pur ci diwaanu Ndakaaru nag wala sax ci diwaanu Sénégal yëpp ngir daal ñu am air pur loolee daal dafa nekk lu jafe comme taw bu góor li ko waral nag mooy garab yi ak oto yu yàqu yi nga xam ne léeg-léeg lañ koy sànni ci mbedd mi loolee mën na indi ay jafe-jafe ba impacté sunu environnement moo tax Sénégal yi daal di addu ci loolee daal di wax nees la ñuy def ak lan moo waral sax ñu am ay jafe-jafe ngir am air pur micro trottoir ak Penda Gueye Matar Diarra. Sénégal xëy na air bi ak li ñu war a nooy des na parce que benn qualité gasoil ak qualité essence yi baaxul par rapport ak yeneen pays yi ba tax na ñi nekk Sénégal dañuy am problème bu baax a baax feebar yi day gaaw a génn supposons lu mel ne boo gëstoo oto yi circulation yi essence bi di dégager poussière bi di dégager day tax ñi si am feebaru ndawaan yëpp suñu feebar yi day génn kon fii air bi des naa normal mais nag pour man ñi ñu war a jàppale ñoo ñu jàppalewul ba tax jafe-jafe yi yëpp ñu koy dund. waaw air moom normal si li ñu gis quoi parce que benn gi nga ndoxu foos yi ñuy nooy déjà. boo koy nooy sa biir day métti comprendre nga sa biir day métti affaire yi doo comprendre jàpp sa bopp beeg oto yi saxaar yeeg poussière yi travaux BRT bi kenn du comprendre tamit comprendre nga poussière yooyu yëpp man yaakaaruma air bi ñuy nooy air bu baax la quoi feebar kese la ñuy yokku quoi. bon pour problème respiration yi bon dafa am ay causes yi dañu bari am na ñoo xamante ne dañu juddu ak feebaru nooy problème nooy. mais dañu constaté que léegi yamatul rek dañu constaté que ne léegi yamatul kese ci ñi nga xamante ne dañ ko judduwaale léegi da ngay gis koo xamante ne bon musul am problème nooy xëy benn jour commencé dem ay problème respiration bon loolu nag li ko waral bari na mooy que pollution atmosphérique bi constaté que nañu que ni léegi atmosphère bi léegi dafa pollué wu léegi ndax lan cause bi lan la mooy que oto yu yàqu yi nga xamante ne que yàgg na war nañu dem gas boole ci aussi tamit ndoxu égout yi nga xamante ne moom la ñu constaté de plus en plus rue yu ci bari léegi quartier yu ci bari léegi Dakar boo fa duggee da ngay gis ndox mi dafa ndoxu eau de pluie bi dafay jaxasoo ak ndoxu fosse yeeg yooyu noonu donc ce qui fait que parfois dafay causer à ce que nit ñi di am ay problèmes de respiration et tout ça. condition climatique yi ci diwaanu Sénégal ba tey loolee nag li nga xam ne mooy tax ngir mu mën a daal di daje loolee nekkagul ci réew mi ku gisee nu mel mooy Badara Samb moom moo nekk manat général bu Top Hygiène moom nag gannaaw buñ ko introsé ci jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy am ci air pur moom mu daal di gis ne loolee mën na dem sax ba indi ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramu doomu aadama maanaam rawatina nag ci wér-gu-yaramu citoyen sénégalais yi ñu daal di déglu ki nga xam ne mooy Badara Samb. On n'a pas de l'air pur ici au Sénégal, franchement, parce que la pollution là, les voitures qui sont usées, cette moteur qui dégage baaxul, comprendre nga. Conditions yi ñuy dundee ñun fii bu ñu amuñu air pur. Je crois waroon nañu ko mën a am parce que am nañu géej, nañu océan bu bari, war nañu mën a am air pur, mais c'est pas le cas, on a air pur ici. Et man yàlla def na tukki naa dem naa Maroc dem naa avec la kenn bi sax yeneen dëkk Espagne par rapport ak fii da nga xam ne ñu ngi ci pas l'air pur. oto yi pollution bi la c'est-à-dire oto yi ak usines yi nga xamante ni ñu ngi si biir dëkk bi ñu ngi ci intérieur Dakar bi comprendre nga mais usines yoo xam ne dañoo war a délocaliser ñu gën a sori population yi oto yi dawal fii dafa am oto yoo xam dafa yàgg ça date de longtemps depuis Mathusalem def naa 50 ans wala 40 ans oto yoo xam ñu ngi daw fii ñuy dégagé baaxul ci air bi day polluer air bi mu ne ay feebar bien sûr mais ay feebar ci wér am di air pur ku la gën a mën a nooyi air bu baax xam nga ci bu baax bu neex moo la gën a mën du fan
air bu baaxul air bu impur moom bon gudd fan day feebar day am feebar yi baaxul ci wér-gu-yaram donc c'est croissance quoi surtout xale yeeg yooyu. Union nationale bu commerçant industriel Sénégal UNACOIS bu Kaolack ñoom nag dañoo amal ab point de presse ci altine ji du génn ngir daal di wanal seen naqar ñoom nag li ñuy dal ci naqaru mooy taxes yi nga xam ne ñoom dañ ko daal di gàll ci seen ndoddu ñoom ñu gis ne loolu nag dafa tar lool ci ñoom moo tax ñu ñaawlu ko ba fa ñaawlu daal di am ñu daal di déglu ki nga xam ne mooy premier vice-président UNACOIS ca diwaanu Kaolack. industrie bu fi nekk di liggéey lu muy liggéey tant que mi ngi koy mën a satisfaire marché bi ñun dañuy renoncer loo xam ne suñu droit la mooy importation kenn mënul génne benn loi bu koy interdit ci Sénégal mais patriotisme nga xam ne saa yu usine bi waxee ne moom lii mën na koo liggéey dañ ko koy bàyyee bu ko liggéeyee ba mu pare di def entretien am ñu soog a joxe ay DIPA commerçant yi loolu gis ngeen ne fan yi ñu nekk nii tey DIPA yi commencé na génn suukar station yi ci doon am yépp bu soobee yàlla ginantu ba fii ba fin décembre dootu leen ko ci dégg incha allah parce que léeg-léeg tout récemment rek ci affaire oignon xew na ci Sénégal gépp di wax ay affaire oignon saako 50 000 saako 25 000 ainsi de suite mais toujours ci communication bi dafa war a am lu ñuy fàttali nit ñi njëkk Sénégal dafa jël option boo xam ne moo ko jëlal boppam réew mi consommateurs yi ànd ci opérateur économique yi ànd ci mu nekk politique gu état bi loolu mooy ban option mooy dañu wax ne bu ñuy bay li ñuy bay dañ ko war a privilégier ba mu jeex ba nga xam ne commercialisation bi difficulté yi ciy am dana wàññeeku ñu dem ARM bokk toog ak administration bi ñuy def affaire u sel te OMC du ci mën a condamner Sénégal parce que ay acteurs yi waroon a importer ñoo wax ne ñoom dañuy privilégier seen alalu réew ba mu jeex. ministre bu intérieur Antoine Félix Diome moom nag ci dimanche bi ñu génne ñi nga xam ne nag dañoo am ay jafe-jafe ci wàllu mënd ku ne xam ne nag ci semaine bi ñu génn taw yi moom dafa daal di takkarnaase fii ci diwaanu Ndakaaru ak li ko wër moo tax nag ki nga xam ne nag mooy jëwriñ gi ñor wàllum intérieur réew mi moo tax daal dina sol dàllam dem seetu ñi nga xam ne ñoo ci daal di dund ay jafe-jafe ñu daal di teewlu ministre bu intérieur. En réalité épicentre bi dafa déplacé wu épicentre inondation yi parce que jusqu'à l'année dernière inondation yi seen épicentre département Kër Massar la woon donc ren li ñu remarqué seetlu ko mooy fii la inondation yi gën a méttee voilà donc ce qui fait que déjà il y avait dans le cadre du projet beneen phase bi projet 2 bi moom moo war a jël en charge lii donc pour wax li monsieur le maire li nga wax déjà état bi li ngay demander di ko poser comme sollicitation état bi déjà réfléchir na si ba dans le cadre de la mise en œuvre bu ñuy def projet 2 bi si le département de Rufisque war a jëlee li nga xamante ne mooy wàllam pour évacuation eaux pluviales yi voilà. jafe-jafe yi nga xam ne nag Sénégal yi dund nañ ko ci taw yi ñu daal di génn njiitu réew mi Macky Sall nag daal dina leen mast coono ndaxte gis ne na mbir mu nu mel dafa nekk loo xam ne ay jafe-jafe la moo tax ñi ngi daal di xool ñoom daal naka la ñuy def ba daal di améliorer situation bi waaye tamit gën a baral jéegu yi ngir génne ci ñuy dund jafe-jafe inondation ñu daal di teewlu njiitu réew mi Macky Sall. ginnaaw bu ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci sangam bu tedd bi fii ci Makka jot naa xibaar yi nga xam ne ñoo jóge Sénégal ginnaaw taw yu bare yu metti. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes informés de toutes les difficultés que rencontrent les populations à cause des fortes pluies. 3 personnes ont même perdu la vie à Fouta, à Bunki, à Djaye, l'autre à Cambérène. Présente tous mes condoléances à toute leur famille. Nous prions Allah de les accueillir dans sa miséricorde. Vous le savez, à travers le monde, il y a ce qu'on appelle un dérèglement climatique. À chaque fois qu'il y a la pluie, il peut y avoir des dégâts. D'ailleurs, la météo nous avait prévenu, donc encore une fois, nous présentons toutes nos condoléances à leur famille. Mënd mi nag ci semaine bi ñu génn jur na ay dégâts yu bari am nañu ci bari sax ñoo xam ne dañ see sax ñàkk seen bakkan loolee nag mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne ni ci askan wi daal di nañ ci addu muy ab micro trottoir boo xam ne Leena Mbay moo nu ko defal ak Matar Diakha. fan yi ak taw bu bari bi dañoo seetlu ni déegi bari na ci lool bu dul lab di maas ak courant
ñenn ñi di joxoñ baaraam nguur gi ak protection civile soxna si moom parents yi lay blâmer. ñaaxaat waajur yi ñu gën a góorgóorlu gën a saytu xale yi nemmeeku leen à tout instant mën nga dem liggéey sax mais tout instant aussi ngay woote sa kër xool ba xam ndax njaboot bi ñu ngi ci jàmm ou pas. sëriñ bi moom dafa fekkee benn acte boo xam ne bu dul woon borom saret bi mu ñaaw lool. ne ubbi seeni foos muy ci ànd kon loolu xuus ci risque la boo xam ne ci sa santé rek mën na la lor rawatina nag yeneen conséquences yi ci nekkaat courant mën na la ci maas canal mën na ubbeeku nga daanu ci biir ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir kon nag li ci ëpp solo mooy suñu autorités yi compétence yi nga xam ne dañ ko transféré élus locaux yi muy communes yi inondation du seen compétence luñ ci def seen solidarité la ak population bi mais li ñu war a gën a def mooy nañu gën a baral jéego yi plan Orsec baax na mais na def impact bu positif ci ñun ñi nga xam ne ñu ngi si biir li nga xam ne mooy conséquence su inondation yi parce que ñun ñi dëkk banlieue xam nañ ci dara man du ma ni inondé wu ma keneen inondé wul man su inondation yi amee du ma nelaw damay jël machine di wër dëkkandoo yi di leen pompel démb moo ci mujj parce que mënoo toog di leen seetaan ay nit ñuy nelaw di yeewu ci biir ndox te ñu say dëkkandoo doo ko mën kon loolu yëpp nag dafa doon loo xam ne nii maanaam nañu nguur gi gën a jàppale gën ñu dimbali ba ñu farluwaat farlu boo xamante ne nii daanaka lépp lu jëm ci wàllu Ageroute seeni canal suñu liggéeyatee tali yi ba pare nañ koy utal kubéer sécuriser ko. joxoñ na tamit baaraam tuuma nguur gi ak protection civile. inondation yi métti na particulièrement tamit li nga xam ne moo di mbënd mi ak xale yi tey protection civile ak ñi nga xam ne ñooy xeex ak yelleefu xale yi di ramasser taalibe yi yaakaar naa seen liggéey bi ñu doon xeex noonu ci daara yi fii la gën a yellee parce que bërki démboo njaay rek samedi man yem naa ci cas man particulièrement man maa ko sauvé ak beneen waay bu fa nekk muy entre poste Thiaroye ba arrêt Sips sareet yi ñoo doon jàllale nit ñi bi sareet yi di jàllale nit ñi di fayeeku 300 500 am na benn canal boo xam ne boo ñëwee ba arrêt cinéma canal bi amul kubéer benn xale boo xam ne xamul dara mi ngi jaar ci rëbb mais ñi ngi koy yuuxu fi muy dem bay joggi la ko benn borom sareet bi daal di tëb ci sareet bi jàpp heureusement pono sareet bi moo mujj dugg ci biir canal bi ñu sauvé booy bi kon loolu dafa doon ay risques yoo xam ne parents yi mënuñu à tout le temps di surveiller xale yi duñu génn des fois xale buy génn sax doo ko yëg dëgg la am na si yoo xam ne day metti te mettitu dëkk bi tamit àgg na foo xam ne parents yi lu ñu uti lu ñu jox seen njaboot lañ gën a tal toog di surveiller xale yi dañ waxante dëgg dafa metti dëkk bi dafa metti kon li ci ëpp solo nag mooy gën a vigilant ci njaboot gi. nguur gi dafa war a jël ay matuwaayam ci lu jëm ci wàllu mbënn mi ak décès yi nga xamante ni bi ñu ngi koy seetlu ci fan yi sàmm population bi ak di tëj foos yi. naa bu mu daal di génne àdduna opératrice économique Dourou Diallo hôpital bu Kédougou ki nga xam ne nag mooy procureur bi da ci ubbi ab l'enquête ngir xool mbir moomu naka la daal di demee xool ndax personnel bu hôpital bi taqe nañ ci am déet ki nga xam ne nag mooy secrétaire général bi bu hôpital bi daal di na daal génn ngir leeral kii naka la daal di génne àdduna ñu daal di déglu docteur Amadou. dañu gis ne Sénégal rek mooy dëkk boo xam ne ñi nga xam ne ñoo sacrifié wu fukki at ak ñeent fukki at ak juróom seen ndaw pour jàng ñëw choisir ñii choisir nekk leneen ñii choisir wut xaalis ñoom ñu choisir faj sauver nit dem nag fi nga xam ne fa la gën a fu kenn bëggul dem te je vous rappelle que ñun sax dañu amoon problème pour am avocat parce que kenn bëggu fa installé wu mais ñooñu ay sénégalais lañ dañu mérité ju leen di faj bu baax loolu nag la docteur Faye xam moo tax mu accepté dem liggéey foofu malheureusement malgré li mu def yëpp ci dëkk bi malgré ni mu respecté protocole bi malgré li nga xam ne waroon na ko def yëpp def na ko te loolu ñi ko firnde mooy ñi ko jàngal bu ñu defee seede ci yow je pense que mën nañ ko gëm donc malgré loolu ñu seetlu ne procureur de la République non seulement ci communiqué am li mu wax du dëgg parce que nee na docteur bi nga xam ne mooy médecin chef district Kédougou moo ko wax ay mbir alors que docteur boobu weddi na ko jour bi mu wax ne dañ ko transmettre rapport bi docteur bi mësu ko transmettre rapport li mu wax ne centre de santé lañ ko doon suivre kenn mësul suivre soxna soosu ci centre de santé boobu donc procureur boobu teeyul xamul li muy def
te loolu ministre de la justice war na ko xam waaw te yaakaar nañ ne loolu du gulet ci moom xamoon nañ bi mu nekkee Kaolack donc fii li mu doon def Kaolack rek la continuer donc ministère de la justice ñu ngi koy lancer un appel au président de la République parce que président de la République def na ay investissement yu am solo pour santé mais ministère de la justice mu ngi koy yàq parce que léegi santé ak maternité égal jàpp tëj ñun nag duñu ay bandi. éducation bi sax la ñuy daal di desandi ci jamonoy vacances nag ñi nga xam ne ñooy ndongo ñu ci bari nag dañuy daal di lem seeni ay cahier daal di denc ndax loole lu gën la ci ñoom moo tax ñu daal di wàcc ci terrain bi laa ci waajur yi est-ce que ñi ngi ñaax gune yi ngir ñuy daal di nafar ngir waajal li nga xam ne mooy ubbi teg école bi ñu daal di déglu reportage bi nga xam ne Leena Mbaye moo nu ko defal ak Matar Diarra. ubbite école bi yàggatul te doon na lu baax loolu ñu encadré xale yi ci kër gi sëriñ bi moom nee na xale yi mooy doon dara ëllëg. man xale yi bon ñu nekk sama kër sincèrement parlé ñu leen di jàppale parce que man sama benn mère ma nekk la xale yi ñu leen toppatoo tout le temps am nañu actuellement ñu def cours de vacances am nañu xam ne ñu préparé pour cours de vacances entrée école incha allah. mooy wax yeneen parents d'élèves rek parce que xale moom responsabilité quoi bu xasee jur ba ñu jox la responsabilité ci am ak sa àq mooy nga sàmm ko topp yàlla mooy sàmm mais li ngay mën mooy nga toppatoo ko jàppale ko encadré ba mu am avenir am parce que ëllëg loolu moo koy soutenir donc boo ko jàppale ba mu jàng carrément nga defal ko cours de vacances mu def rattrapage bu baax donc bu ubbee dina ko mën a jàppale pour mu mën a continuer école bu baax quoi. sëriñ bi moom nee na dañoo war a jàppale xale yi comme fi ñu jaar ak seeni mag. waaw xale yi dinañ leen jàppale bu baax parce que seeni mag foofu lañ jaar ñoom tamit dañoo bëgg ñu jaar fi seen tànki mag waaw dañ leen di jàppale bu baax wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jàppale bu baax waaw incha allah. waaw ñu jàppale xale yi rek parce que xale yi comme ñoom ñooy doon mag ëllëg ñu jàppale leen rek parce que ñoom tamit dañ leen a war a jàppale comme ñun tamit ñun suñu parents yi jàppale ñu jàppale leen noonu ñoom xale yi waaw bu ko defee bu ñu doonee mag ñu mën a demal seen bopp waaw loolu laa leen di ñaax daal xale moom il faut nga jàppale ko waaw parce que fi mu toll xale fi mu toll moom il faut nga jàppale ko pour mu mën a demal boppam boo liggéey waaw incha allah. jàngalekat yi ñooy joxe xam-xam waaye waajur yi tamit war nañoo jàppale xale yi ndax ñooy doon magi ëllëg. ci Rufisque tamit dañ fa daal di amal li nga xam ne mooy journée excellence ci ndongo yi nga xam ne dañoo daal di gis te dañoo xarañ loole nag mu nekk loo xam ne saa su ne fondation bu Sococim da koy daal di def moo tax mu daal di sax beral loxo li ci tolloog juróom-ñaar fukki élèves yi nga xam ne dañoo daal di xarañ ci localité boole mu nekk ab cérémonie boo xam ne ña ngi ko defee ci centre culturel bu Maurice Gueye loole lañ daal di def ñu daal di teewlu secrétaire général bu académie bu Rufisque. li ñu def nii déposé nañ lettre ay yoon ci ki nga xamante ni mooy autorité municipale bi yemuñ ci mais lettre yi dafay ànd ak ampliation ñu jox ko yeneen autorités yi nga xamante ni ñoo ngi ci dëkk bi mais dañuy gis ne dañuy dund ak équipe bu bees bi nekk fii dund bu métti boo xamante ni franchement équipe bi dem sax moo gënoon nooy équipe bi ci wàllu jëflante ak ñun marché central. marché central bu Kaolack nag dafa bëri ay jafe-jafe buñ gisee maire bi taxaw ci rajo yi ak ci télé yi di bàkku ne résoudre na problème marché central ñun loolu daf ñuy jaaxal marché central lu mot 25 points ñu ngi fi ñu leen tegal ci kaw table bi benn lañ ci saafara mais à demi mesure muy problème canalisation yi nga xamante ni curé nañ ko. li tax ma ne demi mesure nag canal boo ko curé te tëjoo ko yaakaar naa moog zéro yem depuis boobu léegi dafa am lu menacé suñu économie ray marché bi kenn jaayatul kenn jëndatul kenn gisatul client. xabaar yi bitim réew yi dañ koy daal di doxe ak li nga xamante ni nag mooy Tchad lu ci tolloog fukki junne ak benn ak téeméer ci ay écoles yoo xam ne dañ koo daal di tëj ci Sahel central bassin laku Tchad loolu nag li ko waral nag mooy ay conflit ci Pakistan nag lu ci tolloog fanweeri million ci ay doomu aadama li nga xam ne mooy mënd mi da leen daal di ak sonal leen
loole sax jur ne tamit aw tiis ndaxte lu ci tollook junneek ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ay doomu aadama dañ cee ñàkk seen bakkan lu ci tollook 12 722 am ci ay gaañu ca Ukraine ngeen jéggal ma ab enquête boo xam ne ONU da ko daal di recensé mu gis ne lu ci tollook juróom-ñett fukk ci ay doomu aadama yoo xam ne dañoo victime ci détention arbitraire ñoom nag loolee nañ ko daal di duppe am ñoo xam ne dañoo daal di réer ba ne mëx ñoom ñu jàpp ne dañ leen a forcé loole ci territoire bu russe ak groupe armé bu affilé xabaar yi bitim réew yi yaatal yi ak sunu reporter. xabaar yi bitim réew yi dañ koy daal di doore ak fële sa Tchad lu ci tollook 11100 ci ay école dañ leen daal di tëj ci Sahel central bi ak bassin lac Tchad bi loolee nag li ko waral mooy ay conflit yoo xam ne dañoo daal di nemmeeku dafa daal di am ak ay menaces contre enseignants yi ak élèves yu suñu daal di sukkandikoo ci UNICEF ak ONG yi nga xamante ni li ko tax a jóg nag mooy protection de l'enfance maanaam kaaraange xale yi looloo tax sax lu ci tollook ay centaine ci ay milliers ay xale ñoom dañ leen daal di privé ngir daal ñu amal seen rentrée scolaire atum ren ji lu nu mel nag ci situation bi moo tax lu ci tollook ay juróom ñaari organisation ñoom nag ni ngi daal di artu di lancer appel ñi nga xam ne nag ñooy gouvernement sahélien yi ak CEDEAO Union africaine ngir daal ñu jël seeni ay responsabilité yu concrète def benn déclaration boo xam ne dañuy daal di interdire maanaam ay ñi nga xam ne nag dañuy daal di utiliser école yooyu ngir def ci daal seen ay école militaire lu nu mel nag loolee dafa nekk loo xam ne ñoom ñu daal di gis ne dañoo war a daal di def ab déclaration ngir tere loolu ngir école yooyu daal di am kaaraange gannaaw loolu nag dañuy daal di wax ci Pakistan lu ci tollook 1 million ci ay doomu aadama ñoom nag dañoo daal di am ay jafe-jafe ci wàllum mën maanaam inondation loolee sax nag dafa daal di jur ab jiye bu mag a mag maanaam tiis ba lu ci tollook junne ak juróom-benn fukk ak juróom fukk ak juróomi doomu aadama ñoo sax ñoo ci daal di ñàkk seen bakkan lu ci tollook 12 722 ci ay personnes yoo xam ne dañ ci am ay gaañu loolee rek moo tax nag nga xam ne mooy secrétaire général bu Nations Unies di Antonio Guterres moom nag ni ki tey ci àjjuma gi juróom-ñeenti fan ci weeru septembre dana amal ab visite foole ca Pakistan ngir daal amal ab njàppaleem maanaam solidarité ci nga xam ne nag dañoo daal di am ay loraange ci mënd moole moom nag ni ki tey sax da war a daal di daje ak ay hauts responsables yu Pakistan ñu daal di jeexalee nag xabaar yi bitim yi ak foole ca Ukraine gannaaw boo xam ne nag organisation des Nations Unies moom nag dafa amal ab recensement gis ne nag lu ci tollook juróom ñett fukk ci ay doomu aadama doonoo am ay détention arbitraire am ñoo xam ne nag dañoo leen daal di force ñu daal di disparaître maanaam jóge foole ci seen territoire boobu nga xam ne lii du Russie ñoo ko daal di occupé ak groupe armé yu affilié suñu ñi nga xam ne nag ñooy force ukrainienne ñoom ñi nekk dañ leen daal di tuumal ne ñoom ñooy nekk ci lépp loo xam ne dafa daal di sooke moole mbir lu ci tollook juróom fukki sax ci ay doomu aadama dañ leen daal di jàpp ñoom ñu gis ne ñi nga xam ne nag dañ leen daal di téye nii dañ leen daal di sonal mu nekk jàpp boo xam ne dañoo gis ne dëppoowun ak yoon ñu duppee ko sax ñoom arrestation arbitraire lii nag lañ leen daal di andiloon ci xabaar yi bitim réew yi. gannaaw xabaar yi bitim réew yi ñu daal di ubbi beneen xët muy xëtu sport ñuy daal di wax ci li nga xam ne mooy ñaaru téeméeri million ci sunu koppar Sénégal nag war a mën a organiser li nga xam ne mooy tournoi éliminatoire mondial basket loole nag bu mu ko daal di defee dana gën a daal di dimbale ni nga xam ne nag ñooy basket Lions yi ngir ñu mën ko daal di waajal première journée bu Ligue Europe AS Monaco nag bu Crépin Diatta ñoom nag ci seen match bu mu doon amal ak Étoile Rouge dafa daal di tàngoon 8 nag Karim Benzema ci match bi mu doon amal moom nag dafa muntu am ay gaañu ki nga xam ne nag mooy Santiago Bernabéu ñoom club boobu di Real ñu ngi ci am ay njàqare rawatina nag ak Didier Deschamps di entraîneur bu France xabaar yi tàggat yaram yi dañ ci ànd ak
madame sport de la Time for Africa TV di Penda Gueye. xibaari tàggat yaram yi dañu koy doore ak basket. Sénégal naka war na waajal ñetteelu qualification wam ginnaaw bi mu qualifié 2014-2019 ngir loolu mën a yomb ci ñoom nguur gi faaw mu dimbali leen ci ñaar téeméeri millions ngir ñu waajal qualification bi jëm février 2023. njiitu fédération bu basket bi di maître Babacar Ndiaye leeral na ne joxe nañu versement wu droit organisation yi ci yenn compétition yi si mel ni afro basket ak tournoi bu qualification olympique. ñu wax ci ubbiteg ligue bu Europa moom AS Monaco war na mën a tàmbali aventure am bu baax. ñoom ñi di waa équipe bu entraîneur bi di Philippe Clément assuré nañu ni ba ñu demee jongante ji alxames bi ñu génn fële ca Belgrade ci digganteem ak Étoile Rouge daal dinañu gagné benn bal ci dara. moom international sénégalais bi di Krépin Diatta moo ngi dugg si ci ñaareelu xaaju mi-temps bi. Monégasque sax ñoom amal nañu ab campagne européenne ngir waajal ubbiteg Europa. dinañu dalal alxames gi ñu jëm Ferencváros. ñu jeexale ko ak Karima Benzema ci match bi mu doon am daf ci mujj am ay gaañu moo tax ñu génne woon ko. loolu dafa daal di tiital Carlo Ancelotti ak Didier Deschamps. Karim nag dafa am ay gaañu ci tànk moo tax dina toog lu tolloo ko fukk ba ñaar fukki fan. jërëjëf Penda Gueye ci xabaar yi tàggat yaram yi sax moo yëkkati jotaay bi maanaam xabaar yi jotaayu semaine bi di leen jox dig daje ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne mooy wax ak ñun di wax ak yéen seen mbégte sunu bànneex.